maa ngi leen di ziar te xam ni ñoo bokk daara ñoo bokk jandeer dara soxaluñu lu dul jandeer li nga xamante ni moo ñu fa dajale tey di mouvement bi li ñu fi dajale tey di mouvement bi jubluwuñ ci lu dul ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay taxawu suñu daara jandeer taxawu suñu zone di jandeer yàlla jàppale ñu ci suñu mébét ba nga xam ni yàlla mën nañu defal lu raw suñu njort jandeer nag ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn mënul dem bàyyi moroomam kon buñ fi dajalee doomu aadama yi tey c'est pour que ñu bokk ndey bokk baay jàppoo déggoo li nga xamante ni mooy suñu mébét ci sancu daara ñu gën ko xam ci daara jandeer parce que nit ñi ñu bëri dañ naan daara boo waxee ñu ni daara jolof mais non fii c'est pas daara jolof fii daara jandeer la merci il faut que loolu mu leer ci bopp nit ñi parce que dafa am daara jolof mais dafa am daara jandeer te lu ñu ñor mooy suñu daara jandeer loolu moo tax may indi précision bi pour que nit ñi ràññee bu baax lan mooy daara parce que ku dëkkul fii boo dee daara rek dañ la naan xanaa daara jolof nga dëkk donc loolu baax nañu leeral ko en tout cas tàllal nañu loxo képp koo xamante ne nii bëgg nga affilié ci mouvement bi ñu bokk ndey bokk baay bokk liggéey dara nag soxaluñu dara lu dul avancement wu daara avancement wu jandeer ñun ñoo bokk jandeer donc kon il faut ñu jàpp ci daara jàpp ci jandeer ku ni daara neel jandeer ku ni jandeer nay daara loolu laa amoon lu may wax. Chef du village Serigne Aliou Gueye et ses compagnons, ainsi que M. Abdoulaye Dia et sa délégation, recevez mes salutations les plus respectueuses. C'est à la fois pour nous un honneur et un devoir intangible de me présenter ici, de parler au nom de cette auguste assemblée. Depuis quelques années, notre cher village souffre beaucoup de manquements qui devraient depuis longtemps être résolus. L'extension de l'électricité et de l'eau afin que tous les villageois puissent vivre dans le minimum confort. Pour qualifier à juste titre que la modernité nous a laissés derrière dans l'oubli. En effet, je tiens à vous faire part de notre chagrin et de désolation qui nous hante tous. Citoyens responsables que nous sommes, patriotes que nous sommes, nous aimerions bien voir notre cher village se développer sur ces points comme avoir une école arabe, une structure sanitaire digne de son nom et augmenter les salles de classe pour l'école élémentaire de Dara, un mur pour les cimetières, etc. Le développement de ce village nous incombe. Ceci est un combat que seul M. Abdoulaye ne peut et ne doit pas mener. Mais nous tous unis pouvons y parvenir sans faiblesse. C'est ainsi que je m'en vais sur ce point, vous dire que nous devons nous unir consciencieusement pour revendiquer ce qui nous appartient. Il suffit juste que nous fusionnons nos pensées et nos efforts en faveur du développement. Nous sommes des responsables et intellectuels en tant que tels. Alors agissons. L'amour que nous disons porter sur notre cher village doit être manifeste et non endormi. Moi, je m'engage pour que Dara aille de l'avant. Alors si vous aussi, vous êtes de cet avis, manifestez-vous pour le bien-être de Diender.
C'est ainsi que je me lance un appel solennel à mes chers frères, élèves et étudiants de Dara à créer une association pour le développement de Dara. En terminant, Monsieur Abdoulaye, nous osons espérer que nos doléances se seront bien prises en compte. Di la wax ni dalal ak jàmm waa Daara ñoo ngi sa ginnaaw à chaque moment. Merci. ñëw bi ne ma fekk sama xarit sama rak Serigne Abdoulaye Dia muy xale bu am fula di xale bu nangoo liggéey di xale bu gëm boppam moo tax yitte yi moom am yëpp dama ko bàyyi ñëw pour fekk bisam bi ma koy encouragé nag di ko wax ne ko fi mu jàpp foofu la affaire bi kenn moomu ko nañ gëm suñu bopp xam na Jandeer kenn moomu ko ku ne am na fi wàll te moom am na fi wàll. laa xawla wala quwwata illa billaahil aziim ginnaaw ma sant yàlla julli ci Seydina Muhammad maa ngi sant waa Sancu Daara di sant waa Jandeer maa ngi wax ci kàddu jigéen ñi di la wax yow sëñ Ablaye dalal jàmm ndax fii nga ñëw war nga fee ñëw ndax da boo nee Daara ni Jandeer ni Serigne Mor Dia kuy sa baay sëñ Moussa kuy sa maam sëñ Mor Dia sëñ Mor Dia man mu sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall kon yow loo bëgg ci réew mi rek war naa mën a am waaw. jërëngeen jëf kon sëñ Mor Dia mu maam Cheikh Ibrahima Fall bu sëtam bëggee Jandeer ah dañ ne laa wax loolu moom daa war a daagu rek dem fori ndax tey la Jandeer neex ku nekk di xëcc kaalaaka xëcc kos waaye ba metti sa maam la woon ci Jandeer kon yow boo bëggee réew mi sax ja danga kaa war a am waxuma Jandeer ñun nag lu may waxee ci kàddu waa Jandeer kàddu waa Daara ndax kàddu gi may waxe muy waa Daara presque waa Jandeer gépp la intéressé ndax ku ne xam na ni Daara xoolal fii ni mu lëndëme amul courant amul dara sunu jigéen ñi bu ñuy dem Castor seen jëkkër yee leen di gunge ba ci oto bi ndax ab lëndamaay amuñu ndox amuñu dara bu ñu amee ak courant sii ñu am yàlla ak Mamadou Cissé moo ñu ko jox mais du kenn du état du dara lu ñu ko defal lu ñu ko def ah kon ko yow boo bëggee Jandeer wallaahi lazim di nga ko am ci bu rafet foofu nga jàpp na foofu la dinañ la téye ba nga xam ni ñun ñoo la war a téye ñooy say jigéen ñooy say jabar ñooy say lépp waaw ndax kuy wuti dara sab dëkk kuy jëggaani sab dëkk daa tëggul dëkk bi da nga ngi doog a tëgg nañu sàjj galeen yi nañu sàjj ndënd yi te foraat galeen yi te xam ni kat kii mu ngi ñëw te du ñëwee ci seen kaw lay jëw waaw sëtub sëñ Mor Dia ngi ñëw te day dal ci seen kaw. li ñu daje fii nag lañ bëggoon ñu wax ci tuuti rek daanaka suñu kàddu mën na bañ a bari ndax suñu papa Nogay Diagne ubbi na affaire bi même Mati Ndoye li mu ci wax la même chose ñi fa jaar ñëpp daanaka damay répété waat rek ñun ñëpp ñoo bokk xalaat ñoo bokk gis-gis ñoo bokk jafe-jafe yaakaar naa ni li ñu dajale fii tey dama siy dindi tuuti rek ne ku woote ki nga woo yaakaar naa su ñëwee dina la waxal li tax nga woote ndax sëñ Ablaye moo ñu indi fii tey mu gane si waa Daara yaakaar naa ni su taxawee dina wax li mu war a wax lépp incha allah léegi ñun mouvement bii tey lañ nekkoon doon ci liggéey si Daara muy CPD convergence pour la paix et le développement mu judd en 2016 ñun ñu dugg ci waa Daara yëpp fas yéene see dugal seen loxo ndax li waral loolu mooy ñun Jandeer lañ dëkk Jandeer lañ am ñun Daara lañ am Sancu Daara mooy suñu dëkk Jandeer mooy suñu gox kon yaakaar naa ni war nañoo fexe ba lépp luy développé Jandeer suñu loxo nekk ci biir ma ni ñun ñuy ay xale lañ yaakaar naa waa Daara xam nañ ni ñun lépp loo xam ne développement Daara suñu loxo ma ci biir yaakaar naa ne daa ngeen ñu gis ñu daan taxaw fii daan taxawal yeneen parti politique di wax yéen ñëpp ngeen koy gis lépp nag li waraloon mooy bëggoon avancement Daara rawatina avancement Jandeer kon yaakaar naa ne suñu demee ba yaakaar boobu muy amoon si ñun gisuñu ko dañuy xool beneen bunt bu ñuy jaar ndax pour suñu dëkk mën a suqaliku rawatina Jandeer ndax dañuy taal bu téye tàkk dañ koy uppee boor bu ne
looloo waral buñ laalee bu baaxul dañuy dem duñu mës a découragé yàlla andil ñu koo xam ne nag yaakaar naa ni waa Jandeer xam nañ ko muy sëñ Ablaye Dia di doom ci sëñ Moussa Dia yaakaar naa ni moom bëggul sax kenn di tudd papaam parce que dañuy doom su fekkee suñ tudd sa papa kenn du la xam rek kon yow amoo looy représenté yaakaar naa ni buñ la tuddee ñëpp dañuy ñëw taxaw ni kii kan la ñu ni kii doomu diw ñu noonu la mën a mel loolu moo nekk si moom moo tax yaakaar naa ni képp ku ne Ablaye ku ko gis di nga laajte kan mooy waajuram ñu ni sëñ Moussa Dia ni noonu la mën a mel kon ñun waa daara yëpp dañoo fas yéene jóg ànd ak moom jàppale ko ba li mu bëgg si Jandeer rawatina daara mu def ko ndax daara gi daaraam la ndax ñoom ay waajuram ñooy seeruñu suñu kilifa yi nekk daara mu sëñ Makhtar Khady Gueye nekkoon chef de village ku ne xamoon taxawaayam bi ci daara léegi doomam sëñ Aliou relevé ko ñoom ñëpp ñu ngi def lu am solo ci daara kon moom xam nañu ñoom ñooy seeruñu sëñ Makhtar Khady Gueye rawatina sëñ Aliou kon ñoom yaakaar naa ne xam nañ seen yéene ci daara ndax daara rek la sëñ Ablaye bëgg lépp lu muy def daara la ko njëkkee kon waa daara amuñu fayam ñu ngi koy sant di ko gërëm ci loolu bu baax a baax. asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bi leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu si seen tur ak seen sant di nuyu sunu chef de village sëñ Aliou Gueye ak sunu imam Badou Mbuub di nuyu sëñ Abdoulaye Dia mi taxawal mouvement bu rëy bii si sañcu Jandeer wii di doomi Jandeer neex a présenté lool di doomi sëñ Moussa Dia mu taxaw nag pour defaral waa Jandeer ñëpp ndax kii defaral Jandeer kooku day xam Jandeer xam intérêt Jandeer xam jàmmi Jandeer te kooku mooy sëñ Ablaye Dia mi toog di doomi sëñ Moussa Dia léegi tamit may wax si turu jeeg ju ndaw ji yëpp taxaw sama wet ñuy wax tamit ñun doonoo soxla tamit fii marché boo xam te ne si la ñuy war di nduggee ndax fii amul marché ñaari nit ñooy toog fii yii ñaari maire toog fii te loolu c'est pas normal waaw war na noo am marché fii si sunu sancu daara bii ñun jigéen ñii tamit aar bu nu xëyee di bele sunu kër yi bu nu belee ba pare dañ koy tegaat sunu buntu kër yi suñu doom du fa mbalit bi mën na noo indi jàngoro te loolu baaxul ñun war na noo mën a am oto mbalit bu nuy tuurali sunu mbalit wala déet war nañ kaa am c'est normal ñuy tamit waxit ndox mi xam te ni dañ kaa demandoon ba tey ndox mi des na ñu bëgg tamit kun si jàppale bu baax a baax. rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin xam naa dañuy nuyu mbooloo mi yëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa gi nekk fii di kilifa dëkk bi te ndawam teewal ko fii di sëñ Aline Gueye ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu imam bi di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw mais nag balaa may commencer damay féliciter sama frère sëñ Ablaye Dia bii ak mouvement am muy CPD di ko wax nag ni ko soyez le bienvenu li tax ñu ko koy wax mooy dañu nekkoon ci tund Jandeer nekk ndaw loo xamante ni taxaw jëkk dugg ci bunt bi wax jeunesse bi ni leen yéen a aye tey yéen a ko moom mu nekk jeune comme man bu ci dugg see kon sañ naa ko wax soyez le bienvenu looloo tax di ko féliciter nag ci li mu nekk ni di ko ci encourager mais li may wax du gudd nag mais sama moroomi jeunes yi laay waxal jeunes yi c'est notre moment suñu période jot na ñun indépendance ba léegi Sénégal fi mu toog jógu fi Jandeer 72 lañ ko créé woon mu nekkoon première commune rurale du Sénégal ba léegi fi mu toog jógu fi kon lu ko waral nit ñi fi toog la wala waa Jandeer ñi fi nekk la question boobu nag ku dem sa kër yaa koy tontul sa bopp ñun nag am nañu réponse bi sëñ Ablaye am na réponse moo tax ñu ngi sur le terrain duñu ci xaar kenn suñu période la mën nañu ko war nañu ko mën a def te jot na c'est le moment. APR man de maa ngi koy liggéeyal
ànd ak jigéen ñi di liggéeyal APR Ablaye mi mu ngi liggéeyal ci jàppoo bi mu wax kaneen mu ngi fi mu ngi liggéey ci parti bi mu ne kon nun ñuy jandeer noonu xool nan la ñuy def ba jandeer avancé loolu ci la ñu war a dox ci la ñu war a jóg wante nag jandeer tardé na moom ñëpp xam na ka kon dema na ni amuñu courant li ngay wax du mën a dem ci mbooloo mi li ngay wax kenn du ko mën a dégg te lépp problème la kon il faut ñu tënk kàddu yi jërul baril mais Ablaye jërëjëf maa ngi lay sant di la dalal di la xamal ni li nga nekk encourage laa lay jox. wax naa ko keroog nee naa ñun ñëpp muy góor ak jigéen ku nekk góor ñi dañuy takk seen tubay fas yéenee doxal jandeer jigéen ñi takk seen sër fas yéenee doxal jandeer waaye nag téeméeri chauffeur ci benn kaar kenn ku ne xam na ni benn chauffeur mooy dawal te sëñ Ablaye mii nu àndal mu jiite suñu mouvement bi nag ñuy leeral aussi encore une fois que ni mouvement bi àndut ak kenn loolu mu ngi soog a xew ci jandeer mouvement bu dem ba toll fi mu toll am doole ji mu am ku gis mbooloo mu bari mii nga xam ni lii ay caaxaan liggéeyu ko buñ nee la ànduñoo kenn amaana sax man nga ni booy yi dañuy wax rek te yàlla xam na ni noonu la demee ñun nag li ñu tax a jug te ñor ñu mooy lu yóbbu jandeer ci kanam da nga fiy gis ay commune maire yi ñu ngi doxal seen commune di ko doxal na mu waree yëf yee ngi dox boo demee ay maire Bambilor wala Sangalkam wala Kayar fu nekk ngay dox et pourtant ñoom ñoo ñu alentouré te am na ko wax sànq daal di ni jandeer mooy première commune xaw ma nu mu ko waxee noonu man jàngu may tubaab daara ja laa jóge yaa ngi dégg te ba tey jandeer commune yi ko alentouré yëpp da nga gis ni ñuy doxee jandeer doxewul noonu léegi nag solution am na ñun bokkuñu ci ñi nga xamante ni dañuy ne ci ab gox di doxal ba yàlla dimbali ñu ñaari nit ak ñett xam ñu bàyyi fa dëkk ba dem ca ndakaaru tëdd fa bàyyi ba soxla dëkk ba soog a ñëw déedéet man mii gone gu tuuti laa waaye yàlla teral na ma bu doonte ne ñetti nit ci Sénégal xam nañ ma ko bu ma neexoon ma tëdd ndakaaru jël sama appartement sama yoon du ne ci jandeer bu ma soxlaalee jandeer ñëw ci jandeer waaye def mu ko Ablaye mu Serigne Moussa mii it naka noonu wax naa keroog ni lu waay gàtt ab xam-xam ci moom xam ni bu fekkoon ne lu mu suturloo moo ko tax a dugg ci politique kon nga xam ni du ci dugg. bismil islam wa bismil muridiya wa bismil muntaxa al xalifa fi tarixatil muridiya wa bi barakati Cheikh Momar Dia wa bi barakati Cheikh Ibrahima Fall. bokki jullit yi maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi Serigne Aliou Guèye xalif de Daara et parallèlement chef de village bu Daara di nuyu itam Baye Aliou Ndour Mbuub mooy borom ki taxawee waxtu julli juróom yi muy imam bi naka noonu maa ngi nuyu responsable yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi sunu frère sunu mag sunu parrain Nogay Diagne di ko sant bu baax ci taxawaayam ak ci jàpp bi mu jàpp ci événement bi di nuyu itam les différents responsables Serigne Ousseynou Gueye Serigne Cheikh Samb Maam Nogay Adama Sarr ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi topp ci ginnaawam di liggéey tey nag dañ fi ñëw pour waxtaan ak yéen sur des questions yoo xam ni c'est purement local muy problème mu jandeer waaw mouvement bi man maa ngi tudd Abdoulaye Serigne Moussa Dia dëkk Daaru Njar nekk économiste di yëngu ci mbirum finance banque ànd ak les responsables du mouvement ku ci mel ni monsieur Matar Diop di informaticien monsieur Khalla Dia di agent immobilier ak tous les responsables du mouvement di nuyu ñi fi teew ñëpp di leen wax ni dañu woote
lu mës a xew Diender muy un mouvement politique un mouvement citoyen un mouvement hautement politique qui se nomme Convergence pour la paix et le développement ñu bàkkee ko jàppal ma jàpp Diender jëriñoo parce que xam nañ ni Diender navigue entre le flou et le semi-clair si ay jafe-jafe rek la gox bi nekk waaye nag duñ ci sori ndax lu ñëpp xam wax ci tuuti rek day doy te olof day wax ni xalab ku ca sonn sa garab moom meññul ca taat wa di wax sikki Diender bu yàggee ñun waa Diender ñooy am sikk ndax ñooy wane ni nous sommes défaillants par rapport aux exigences qui se posent à Diender ñu ngi leen di woo mag ak ndaw góor ak jigéen ñu jàpp liggéey suñu gox on a les compétences Dienderu tey bokkut ak Dienderu démb les jeunes sont diplômés dans tous les domaines tey domaine d'activité boo xool mën na am un produit purement Diender bu ko mën a exercer kon Diender manqué wul compétence waaye li mu manqué mooy des personnes de valeur des personnes crédibles qui ne font que de la politique politicienne li ñu soxla moo ñu liggéey Diender tey événement bi ni mu demee nii preuve notoire la que ni Diender doxul di organiser meeting ba pare heure nga am ay problème courant si 21e siècle c'est quasi impossible kon nag li mu wane mooy nañu góorgóorluwaat jàppantewaat xam ni le combat est là les besoins sont là mais nag avec la volonté et la mobilisation de tout un chacun nous pouvons réussir ce pari duñu sikk kenn duñu gërëm kenn ndax sikk day indi yeddaange gërëm day indi naagu waaye dañuy soññee tey le Diender ñun ñoo ko moom ñun ndawi Diender ak sunu ay papa sunu ay yaay sunu ay mag sunu ay rak nañu góorgóorlu ci li ko defar te bàyyi coow li amul njariñ ku mën defal ñu gis loolu rek la Diender soxla Serigne Mor Dia da daan wax naan maa man amul solo defal lu kenn mënul ñu xam ni yaa mën ñii woote ñoo mën nañu liggéeyal Diender ba Diender génn fi mu nekk si contexte boobu lañ leen di woo di leen wax ni le meilleur reste à venir avec le mouvement CPD piste de production yi nga xam te ni manqué na Diender incha allah bu ngeen ñu dénkee gox bi dinañ ci liggéey nekk en phase avec les populations parce que Diender ñi ngi wax naan économie mënul dox mukk tant que amul ay voies d'acheminement boo ñëwee fu mel ni Ndamlo village yi nekk alentour yëpp dañu dee parce que yoon bu baax amu fa ñi dëkk Kër Matar bu ñu bëggee ñëw Bayax dañuy préférer wiiri jaar Pout pour ñëw ba Bayax te tey bu fekkoonte ni tali boobu baax na Ndaam day dekki Njëgën dekki Mbisaaw dekki ba dem Pout kon intercommunalité nous impose une collaboration sincère pour sortir Diender du gouffre bu dee loolu nga dem si wàllu ndox mi Diender est a soif parce que ndox dafa manqué ci gox bi bépp dëkk boo dem dañoo root ba tas te ñuy prôner l'émergence ça ne rime pas avec l'émergence ñun nag le mouvement CPD dañ leen di wax li nga xamante ni duñ leen ko wax les politiques li ñu leen dul wan ñun ñoo leen koy wan li ñu leen dul wax ñun ñoo leen koy wax Diender dañoo sonn marché communautaire mënul am parce que nit ñi defuñu ko priorité garage bu Bayax dañ ko war a jëlee fi mu nekk yóbbu ko ci seen locaux yi ñu installer équiper garage bi beneen atmosphère beneen environnement bu favorable à l'investissement installé wu le Diender bii ñu nekk tey du Diender bi ñu bëgg moo tax ñuy woote ci ngeen jóg boo demee fu mel ni Golam état bi gasal na leen forage foofu par force te amul robinet waa Golam ma ngi fi di ma dégg amul robinet te forage mi ngi ci buntu dëkk ba tey boo fa dee jaar nawet seet xaw ma loolu am tan la xaw ma xuus la xaw ma lu mu doon boo moytuwul da lay yóbbu parce que amul pont kon yooyu mooy problème yi Diender dëkkee mbay mi agriculteurs yi amuñu ay financement te xam nañ ni kat avec l'ère de la modernisation l'agriculture est coûteux ça demande des moyens il faut que ñu am des moyens lourds pour mën a cultiver la terre et en tirer profit si combat yooyu nag lañ leen di woo daara nag
man fii dama fee bokk historiquement laay wax ndax Serigne Mor Dia ak Daara sont imbriqués mënuñu leen séparer am na ko wax sànq ne am na fi goro dama ne ñaara mën kenn te ñett du bëre man ñetti goro laa fi am te yaakaar naa ñetti goro yooyu war na mën benn goro yéen waa dëkk bi yéen a ngi may dégg kon nag nañ si bàyyi xel pour wan leen ni fu nit ñi mën a jaar pour am fi dara ñun fekk nañ ñu fi parce que le terrain nous appartient encore une fois yéen waa mouvement CPD li ma leen di dénk mooy nañu dal bañ a yàkkamti ayons la tête sur les épaules ñu sincère ñu fidèle xam ni nous n'avons plus droit à l'erreur buñ dee wax ni yéen doy ngeen ñu seeni papa jóg suñuy yaay jóg suñuy maam jóg Ablaye doy nañu yéen doy ngeen ñu kon war nañ leen a wan ni ñun kat doy nañ suñu bopp d'abord bañ a dugg si ay tooxidoona bañ a dugg si yu kenn xamul di dugg ci dëgg di dox ci dëgg ba méngoo yërmande askan bi pour leen mën a génne si jafe-jafe ndax wóolute dafa fort nit ki di nga ko wóolute wóolul boppam mu décevoir la kon nañu góorgóorlu bu baax di wax ak nit ñi ci dal di leen bëgg ñoom ñu ñuy bëgg yàlla boole ñu bëgg lépp baax mais bu dul loolu rek xiiroo ak ŋaayoo moo fi installé wu te loolu encore une fois rapport de force lay indi si Diender te soxlawuñu lool loolu laa ne woon nañ ko si waxtaan. tey mouvement bi CPD convergence pour la paix et le développement ñëw na seet si ñi nga xamante ni ñoo def ci Daara di ay membres yu fi nekk am na ay carnet de doléance bu ñu jotee état yi lan moo ciy seen taxawaay yéen waa mouvement bi ci mel ni poste bi ci mel ni tamit poste de santé bi ci mel ni école bi ndax am ngeen ci benn bëbët. bon instant bi ñu nekk nii li ñu am comme possibilité mooy esprit de partage ndax kat man dama yàgg a wax ni duñu digaate parce que am réew mënoo ko sos ci ay promesses li ñu mën ci wàllu santé xam nañ ni Daara amul poste de santé bu baax ni mu war a demee le mouvement s'est donné les moyens d'organiser une journée de consultation gratuite plus don de médicaments loolu c'est un acte fort boo xam ne ni posé nañ ko leneen li stop mooy dëkk bi fi mu toll nii Daara fi mu toll man mënuma ko defar waa Daara ñoo ko mën defar te mën ngi defar moo ñu ñëw ñu lënkaloo nekk benn bokk bëgg-bëgg bokk pexe-pexe xàccandoo dóorandoo Daara jëm ca kanam te nag man maa ngi leen di taal sama loxo vaille que vaille pour ñu mën a réussir ce pari si loolu laa xam ni am nañ si yéene am nañ si taxawaay te am nañ si gis-gis le mouvement nag bokkuñu si benn parti politique nous sommes équidistants des hommes politiques et des partis politiques. évidemment ñi ngi si ne si biir bu baax a baax si politique bi ñu nekk dañ si nekk avec des réserves parce que Diender li ko tardeel fii laa far fële laa far kenn faratul Diender ñun ñu ñëw far ak Diender li ñu am si ay moyens mu néew mu bari ñu bokk ak Diender loolu nag waral na si ñun ñu bañ a yàkkamti di poser des actes pour le développement concret de la commune de Diender maintenant ñi ngi jëm si ay élections présidentielles ku fi am mouvement bu toll nii war nga xam ni kat waroo bank say loxo ba ñu jël gox bi di ko dugal si tooxidoona kon nous serons très observateurs pour xool ce qui se passe à Diender di déglu nag suñu ay collaborateurs ak suñu ay partenaires stratégiques pour xool ban offre mooy gën a baax pour Diender ñu wax leen nañ leen jàppale Diender ci diw mu liggéey ko parce que nag kenn waru fee jaar sàkk dem sa yoon tëdd sa pale ba duñu xam loo fa nekkee parce que jafe-jafe Daara yi ku fi ñëwul mënoo ko xam te jafe-jafe yeneen ya ku ca mënul mënoo ko xam dañuy wax ne il faut vaincre le mal par la racine ñun ñoo ngi ci racine bi di dugg ci dëkk yi chaque jour ñi ngi Diender guddeeg bëccëg ñi ngi Diender xam nañ Diender lan la soxla kon nañ leen ànd ñu liggéey dëkk bi liñ ciy dolli mooy le Diender navigue entre le flou et le semi-clair comme ni ñu ko waxee tantôt le Diender vit une crise d'autorité. La municipalité est réduite à la figuration et à la gesticulation. Les autorités compétentes ne font que la politique politicienne pour prévoir
leurs intérêts et oublier les intérêts des populations. Les populations de Diender souffrent énormément. Et il est temps qu'on se mobilise encore une fois. Il est temps qu'on se prépare pour attaquer une alternance générationnelle et prôner le changement dont le Diender attend de ses fils et de ses filles. C'est le moment historique de se présenter et de se donner les moyens de réussir le combat du développement. Je vous remercie de votre attention.